Des syndicats de la santé ñoom li ñuy ñaawlu mooy état li mu sàmmonteeg ay kàddoom ci négociation yu mujj yi soxal en tout cas secteur santé bi loolee moo leen yóbbu ci ñu amal seen plan d'action soxal grève bi ñu nar. waaw ñoom de boobu ba léegi ñu ngi laaj seen indemnité yi. parce que laaj nañ ko keroog defoon nañu grève fas yéene nañu tamit semaine prochaine tamit ñu delluwaat si donc je crois que ni état bi war na leen mën a déglu bu baax a baax ngir saafara seen i jafe-jafe seen préoccupation. parce que moment bi ñu toll nag dafa nekk moment bu sensible dañuy dem ci ay élections. war nañu mën a gën a fullaal travailleurs yi déglu leen bu dul santé itam am na ci yeneen këru liggéeykaay yoo xamante ne nii am na ay jafe-jafe te ñooñu itam dañu interpeller état te ba fii nii amuñu ci wax dëgg yàlla gain de cause te loolu actuellement nii tous les ingrédients on peut le dire sont réunis parce que tension bi c'est perceptible donc homme politique ñoom la ñuy def ña ngi koy def mais nag dama jàpp ni tey jii nii état bi na jël ay responsabilités am lépp lu mu sàmmonte woon ak moo xam santé moo xam jàngalekat yi ak beneen secteur bu mën doon itam na ko respecté parce que 25 000 agents aujourd'hui ñu ngi laaj seeni indemnité lu jëm ci wàllu fonction médicale paramédicale pardon donc yooyu yëpp tey jii nii kenn ku nekk bu ñu la fay ba pare fay la sa indemnité loolu dafa nekk loo xamante ni dafa jaadu seen àq la ak seen yelleef donc encore une fois ne état bi sàmmonte ak li mu diggee ak ñi nga xam ne ñooy liggéeykat waa kër docteur yooyu grève total la ñu namm Hadj Mansour di laaj indemnité bokk na sax li ñuy gën a laaj mooy ñu généraliser indemnité yooyu ni ñu ko gisee ci yeneenuk secteuruk santé bi ban jàngat lañ ci mën a def ak yan yoon lañu woon a mën a jaar ngir seen crise bi lee dakk ba faw jéem a maandu ci doxalin ndax secteur santé képp ku ciy nekk am na looy servir kii pousse balankaar bi femme bi nettoyer électricien bi ki yor wàllu gaz bi kii def entretien yi kenn ku ci nekk am nga rôle bu am solo mais ñooñu lu tax duñ leen tenir compte ci ñoom et dañu bokk ci ñi syndiqué bokk ci agent yi liggéey ci secteur santé dañu leen war a bàyyi xel parce que dañu bootu ci ministère de la santé nekkul ni ministère de la santé dafa demande ministre de l'emploi wala ministre bi yob wàllu équipement ni ko yónnee ma ay emploi yu may tas ci mais ñoom ñëpp dañu leen di boole ci personnelu santé nga gis leen ñuy liggéey bu metti Mohamed lu mu guddi boo demee urgence bu weesoo médecin ba fay nekk ak ñi koy jàppale ci wàllu liggéey bi am na femme de ménage ba fay nekk boo xam ni bu dee accident la mooy topp di fomp deret ji bu dee malade bu jóg génn mooy nettoyer waat lal yi mooy def yeneen ak yeneen mooy nettoyer toilettes yi nga xamante ni bii ku nekk xam nga hôpital yi façon bi ñu utiliser toilette mais ñooñu dañu am liggéey bu am solo gouvernement bi nag moom mooy responsable lépp lu xew yëg na ni ñu ngi grève xëy na ñoom yëguñu ko fii Dakar mais ñi dëkk ci dëkkaat yi nga xam ni ay poste de santé ñoo fa nekk nga xam ni infirmier chef de poste la ñuy am nga xam bu ñu demee grève da ngay tawat faju doo gis kenn dem ci hôpital bi doo gis kenn ku la faj te fi nekk nii boo demee ci village yi dinaa demander sax Aliou Badara Sonko jox ko ay yenn dëkk mu dem fa def reportage da nga fay gis situation bu catastrophique Mohamed bu doy waar toute une journée poste de santé bi di ubbi askan fa nekk di souffrir boo ñëwee bu ne cëpp infirmier chef de poste ñuy def muy bindal la papier évacuation kese la lay bindal parce que liggéeyul mais loolu état bi mënu ko seetaan toog noppi upp ci gémmañam di dalal ay saagakat fële di rumandaat fële di xool ay marché yi am fële di lijjanti ay non dafa am yu gën a nekk farata te gën a jàmp ñu koy sàggane fii ci Sénégal mais dañu koy dénoncer parce que ñoo ko yëg nañu ko nañu grève parce que seen ay droit lañ nekk mi ngi noonu bokk na ci ni nga ko waxee priorité fii ci même réew wàllu santé wér-gu-yaram Hadj Mansour ñu wax ci plan de mise en œuvre opérationnel stratégie 2022 ak plateforme acteur usage productif énergie solaire yu Sénégal plan d'action boobee daan nañ koy valider ni ki tey ci suba ginnaaw ndaje bu am solo wu agence nationale pour les énergies renouvelables ak programme énergie durable daal di organiser ndaje bi nga xamante ni daal dinay dajale sax borom xam-xam yi ci wàllu wi doon échanger ci anam gi nga xam ne moom la ñuy ñoŋalee secteur boobee ak liggéey bi foofee nag sunu ndaw Abdoul Aziz Sow Dabakh moo ñu fa teewaloon. financement yi bokk na ci jafe-jafe yi ñi di yëngu ci wàllub énergie solaire di jànkonteel ci seenub liggéey teg ci itam ñàkkub formation ak accompagnement. partenaires yu financement yi ñu ngi fi bëri ku nekk danaan man am naa ay nangami lu ma fi teg am na ay nangami millions waaye pour nit ñi mën ci jot loolu mooy problème bi tey li ñuy viser fii mooy entreprise yu ndaw yoo xam ne ñu ngi ci village yi milieu rural yi naka lañ def justement pour jàppale leen concrètement ñoo xam ban yoon la ñu jël pour accéder ci financement boobu.
loolee waral ñu boole leen ñoom ñëpp ngir ñu mën a waxtaan indi saafara ci seenub jafe-jafe taxawal ab kuréel ngir mun a xool nu noo def ngir suqali seenub liggéey. dañuy ñëw def ay projet pilote teg cadre bi développer ay modèle économique yoo xam ne day yomb indi tey jii les institutions financières maanaam banques yeeg microfinance yeeg yooyu teg leen sensibiliser leen ñu xam vraiment lan mooy problème yi xam surtout que lu rentable la. même bu ñu accès ci financier naka la ñu war a téye seen entreprise naka la ñu war a liggéey ci seen entreprise pour mën a def loo xam ne lii day jëm kanam te day dëgër daal. leel bile dina tax ñu amal base de données ngir ñoom ñii di yëngu ci wàllu énergie solaire ñu amay saafara ci bépp jafe-jafe buñ jànkonteel ci seenu liggéey. Abdoulaziz Sawda Baax jërëjëf ñu àddu wax ci askan wa yeewoo ci cité APIX Tivaouane Peulh ak tund yu ko wër yëpp foofee ñoom wax nañu ne te lànk nañu ndaare ne du ñu nangu benn yoon projet bi ñu duppee projet KMS 3 wax nañu ne projet bi bu anto ay canal la ñuy gas ca seen tund woowee te mën na am ak jeexital ci seen dëkkuwaay loolee sax dafa ñu ngi fàttali ne seen réseau ndox ma ak courant ba ak wàllu assainissement lépp ci suuf la ñu ko jaarale kon projet boobee bu fa ñëwee di leen andil ay gàllankoor ñu teewlu ci Cheikh Tidiane Seck Mansour Ndiaye. ña dëkk ci cité APIX wane seen ak ñàkk ànd ci jaar-jaaruk benn canal bu ñu nar a gas foofee ca seen ak dëkkuwaay bañ boobee bokk na ca la ko waral aar li nga xam ne moo di seen ak environnement. ba pare ñu ñëw bëgg a dagg tali bi on s'est dit que mais réeru la fii lépp dañ ko def ci canalisation mu jaar ci suuf te tey bu réseau bu benn affaire yàqoo rek dafay am problème suñu kër yi parce que fii amul fosse. benn tuyau kese moo nekk ci àll bi tooñ nañ ko. suñu ñëwee fii nga xam ne tuyaux yi dañoo jaxasoo fii tuyau ndox yi ak courant bi ak lépp mu nekk ci suuf si ku toj benn tuyau boobu kon su ñëwee fii li mu yàq day bari loolu moo tax ñun ñu bañ seen jaar bii fii. cité APIX nag la ñu ko ràññee di ay branchement bi nga xam ne lépp ca suuf la jaar askan yi di sàkku ay garantie yu mucc ayib ci wàllu ko xarala ngir nag dalal seen xel. li nga xam ne mooy ñëw ci terrain bi aussi di exécuter travaux yi mu ñëw avec des documents techniques pour mën a moytu suñuy infrastructure lii moom moo waral coow li donc bu fekkee ni daal autorité yi mën nañu see jàppale ñu xam ni kat population apixoise bi taxaw nañu te nee nañu ñett ndax lan bugguñu ko yàq seen cité. jaar projet KMS 3 ci cité APIX bu Tivaouane Peulh di jàkkaarloo ak ay jafe-jafe yi ndax ñàkk ànd bu askan wi ñoom ñooñee sax yenn say dañuy wàcc ca terrain ba mu jaral leen way takk der yi di leen interpeller. mi ngi noonu Ndeye Dimet projet bi bu nu ko nangoo ñoom askan wa yeewoo ci tund woowee est-ce que du faf jur saafara ju jur jàngoro ci bu ñu xamee ne li ñu soulever bokk na ci bëriwaana seen réseau yëpp ci bi suuf si la ñu ko def. xam nga KMS 3 bu dee KMS 3 bi nga xam te ne dafa soxal lu jëm ci wàllu distribution de l'eau fii ci Sénégal. ñëpp gis nañu ni liñ ci doon xaar dafa des ba tey. parce que ñoo ngi fàttaliku bi nga xam ne rek kii moo fi nekkoon Mansour Faye nekk ministre de l'hydraulique waxoon na ni KMS 3 bu paree ñàkkum ndox fii ci Sénégal mauvais souvenir lay doon. mais jusqu'à présent waxuma la les localités les plus reculées du pays mais fii ci Dakar sax am na ci ay quartiers yoo xam te ne ni amul ndox. assainissement itam bokk na ci ay défis yoo xam ne ni état bi war na ko relever. parce que ñoom ñi ngi wax ni am na lu bëri lu ñu def ci assainissement mais reconnaissons que ni aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes. la preuve bu tawee nga gis yenn quartiers yi nga xam ne ni day tëmb. donte bi fi kii di premier ministre Abdoul Mbaye nekkee defoon nañu benn recensement ngir recenser tous les quartiers flottants ñu génne leen ci ndox mi. mais jusqu'à présent mbir mi ngi continuer donte tey jii wax nañu ni plus de 700 milliards la ñu def ci lii di soxal lu jëm ci wàllu mënd bi te chaque année su taw bi di waaj a ñëw ñëppay jaaxle. aujourd'hui nga dem Kër Massar nga dem feneen ak feneen tamit noonu aujourd'hui tamit quartier bi nga xam ne nii ñoom ñooy wax seen préoccupation c'est vraiment légitime te encore une fois autorités yi war nañu jug dem xooli mbir mi parce que à chaque fois ñoom bu ñu xoolee rek li télévision yi di relayer tous les jours war nañ ci mën a sukkandiku ngir saafara jafe-jafe askan wi parce que encore une fois problème assainissement ku ko posé ci jamonoy nawet c'est vraiment encore une fois légitime te nañ ci jóg parce que su dul loolu bis bu tawee tawaat dina am yenn localité yoo xamante ne nii moom seen i kër wala seen i localité day disparaître. surtout fu ñu ko bëgg a waajalee ak ci woon maanaam nawet gii ñëw Hadj Mansour est-ce que jotul kon APIX bu dee mbir mi technique la laaj ñu dalal xelu askan wa yeewoo ci tund woowu wax leen ne du am benn jeexital. aw askan faaw nga respecté leen pour boo namee def ci ñoom ay travaux. nga def fa ay séances d'information. day wane ni am na foo leen teg day wane ni yëg nga leen day wane ni nawloo nga leen. mais bu fekkee da nga fekk askan ñu dëkk ba noppi de façon très légale aw ci ay lotissement yu normal nga ñëw ak ay travaux yoo xam ni defoo séance d'information. waxtaanu ak ñoom wala doyloowoo ñoom proposition ni xalaat yi ñuy teg ci sa kanam. lu may yow li nga bëgg rek nga def booy daaneel ay taax nga daaneel i taax. booy dagg fiil nga dagg fiil booy toj ay tiwo nga toji tiwo bu ñu manifester gendarmerie ñëw jàpp leen ñi ci gën a tiit ñu dugal leen 3 weeri kaso. noonu ku ko jiitewu askan mënoo def lu baax.
parce que ñi ngay defal sax seen xol tàlliwul pour ñu consommer li ngay def. tàng xol googu moo tax mënuñu am résultat. Mohamed ñaata nit ñooy manifester parce que ay impact terre lañ. ñaata nit ñooy manifester parce que ay impact BRT lañ. mais bu fekkee da nga bëgg a defar benn infrastructure ba noppi yóbbu juróomi junni nit ñu nekk ay chômeurs. nga ndóolloo ñaar fukki junni nit yi bootu woon ci juróomi junni nit yooyu parce que kenn koo gis Sénégal muy liggéey mu ngi dundal ñett wala ñeenti nit. loolu état daf koy calculer waale dund gu cher gi jafe-jafe yi mais li koy sax mooy impact bi nga xam ni moom la ñi ñu yóbbu chômage ñetti at ñeenti at juróomi at fukki at ci suñu ginnaaw di dund. parce que bu fekkee la nga mënoon daaw mënoo ko ren. te doo ko mën fii ak fukki at mais ñi porte sa ginnaaw seen man dafay gën a néew. ndóol gi nekk ci biir askan wi. nañuy xool am na ci benn pourcentage. boo xam ne yàq gi nguur gi def mooy li ko sababal ñooñu. tey bu fekkee dañu créer benn entreprise bu mag benn équipement que par exemple BRT wala benn stade. ñi ciy liggéey yeneen i ndaw la ñuy former faneen mais ña ñuy impacté. duñ ci seen bopp xëy na sax ñooñu ñuy ëpp ñuy liggéey ci infrastructure boo waxee lu ñuy wax naan la créé nañu liggéeyukaay ay doomu Sénégal ñoo ciy liggéey ay doomu Sénégal ñoo ciy jariñu ok mais doomu Sénégal yi ciy liggéey di ci jariñu est-ce que ñoo gën a nekk ay Sénégalais yeneen doomu Sénégal yi doon ay victimes bi ñuy taxawal projet bi. muy laaj bu am solo. mais ñoom duñu xalaat. c'est-à-dire duñu teg débat bi approfondir ko ci wàllu réflexion loolu nag pour nga def ko da ngay nawloo ki nga jàkkaar lool. xam ne mu ngi xalaat comme ni ngay xalaatee. dafa bëgg bien-être comme yow. seen i dëkkuwaay ñoom seen i logement kenn du ko touché kenn du ko laal baadoole bi mooy continuer di souffrir xam nañu la am Tivaouane Peulh xam nañu ni Tivaouane Peulh ñoom dañu jëkk a sànc seen i ay équipement parce que am na itam boo fa demee fii le courant yi da nga koy gis mu ñuul nekk ci kaw suuf si ni mel ni ay jaan après lañ ci indiwaat solution bu ñu ci mën di indiwaat mais da nga xam ne des na mais pourtant ñoom ñoo permettre lotissement yi ña ko fa def ñu jàppandala nit ñi jënd seen i ay kër dëkk fa dañ leen tuxalaat ci doole nañu xoolaat seen projet bi nañ ci dëppoo ak askan wi balaa ñoo lor ay nit comme ni ñu loree woon ay téeméeri kër ya ñu daaneeloon Thiès ngir intérêt benn promoteur te mujjul fenn ak baaxul ci fa sorewul dara Hadj Mansour ca Tivaouane Peulh googee Kër Massar la ñuy wutali askan wa fa yeewoo itam tey jege lool Castor ak Sotrac ñoom ba léegi seen ko gént jeexagul ndax ñu ngi ci biir ndox mi mu doon ak gox bu nga xamante ni bokk na ci ñu gën a lorule ci mbënn mi daanaka ci at yu weesu yëpp foofee ci département bu Kër Massar mu doon situation bu nga xam ne askan wi ñoom nee nañu dool nañ ci sëkk te mun ñoo bàyyi noone askan wi di loru muy ay jàkk ak i kër yi nga xam ne juróomi at a ngi nii ndox maa nga fa te amul benn kilifa bu ci yëy yàbbi loolee la ñu ne day dakk Idriss Diémé jox na leen tàllal na leen micro ñu teewlu leen. bëri tey tëj nañ seen ay kër génn ndax ndox mu leen sonal éclairage public bi aussi ça fait défaut moo tax agression bi bari na fi càcc gi bari na fi ndox mu taa amoo foo jaar lieu de culte yi fees na nit ñi mënu amuñu fu ñuy jullee. ñun jigéen ñi nga xam ne bu xasee ba inondé suñu yoonu dem marché jeex na suñuy activité dagg na ndax xale yi ñu nekkal ci kër gi amatul génn amatul dara bu Sotrac bloqué Alaaji Paate duñu génn Grand Médine duñu génn Xaar Yàlla Sotrac duñu génn njëkkoon nañ fi jóg première fois bii mooy deuxième fois bu ñettee nag ñoom dinañ gis leneen ñoom defante rek lañ xam. mi ngi doon Ndeye Dimet est-ce que jotul nag état jël au sérieux jafe-jafe département bu Kër Massar ci wàllu inondation ndax bëriwaana ci askan wi ñuy dundee jafe-jafe jëm ci wàllu yi. en tout cas c'est une problématique sérieuse parce que bu ñu sukkandikoo ci service de la météo li ñu wax dafa leer nañ que ni ren ji dinañ am ndox mu bari. wax nañ ko waxati ko ñi ngi xaar maintenant nag boobu ba léegi aussi kenn mënul comprendre ñu wax ne koppar yu bëri lañ dugal ci inondation te amul ay résultats ci yenn gox yi. parce que tey jii li gën a garaaw Kër Massar wax nga ko. le président Macky Sall moom moo ko def département kon lu mu leen taxaw rek tey doyul te tamit boo avant ngay dugg Kër Massar mais ñëwal ko te jàmm gën si Cap Mbao nga xam ne ay quartier Abdou Ndiaye nga xam ne quartier yooyu ba tey ndox ma jógewu fa ay projet yoo xam ne état bi commencé woon na ko ay chantier commencé woon bëgg a tabax ay bassin de rétention mais wax nañu ni bassin boobu presque plus de 3 ans ngi nii liggéey bi mënul fexe ba yemb te actuellement nii léegi ñu dugg ci déjà dugg nañ ci nawet donc loolu c'est des préoccupations mais encore une fois je crois que ni état bi dafa war a def une évaluation complète des inondations député yi def nañu seen mission d'information dem jébbal liggéey bi président de la République donte xaaruñu woon loolu ci ñoom parce que koppar yi bëri na askan wi doon nañu laaj xaalis bi fan la dugg ñoom noonu lañ ko gisee def seen mission jox président wax nañ ko ni am na zone yoo xamante ne ni inondation yi saafara nañ ko mais am na zone yoo xamante ne ni ba léegi si dafa des mais nag nañ def évaluation aujourd'hui taxawu Kër Massar parce que tey am na ci yenn zone yoo xam ne boo demee Kër Massar day mel ni démb la taw am na ñoo xam ne mënatuñoo récupérer seen kër te ñooñu à chaque fois dañ leen di dégg ci suñuy micro ñu ne soxlawuñu ceeb soxlawuñu diwlin li ñu soxla mooy nañ leen génneel ndox mi donc wax dëgg yàlla ak li fi got a jaar yépp ci ay plan yoo xam ne am na ay plan Fendi am na plan Orsec
yëkkati woon nañ ay xaalis ni dañ koy jébbal ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu mais jusqu'à présent ñi ngi xaar évaluation. jusqu'à présent ñu ngi xaar évaluation Haj lu may loolu itam bokk na ci jafe-jafe gu ñuy dund ñoom naam boo waxee état ñu ne def nañ ci dara maanaam am na ay travaux yu ñu tàmbali waaye dafa mel ni dalalul xelu ba léegi askan wa yeewoo ca Kër Massar ndax jàpp nañu ne nawet gi bu ñëwaatee daañu dund la ñu dundoon. état buy osé di wax ñi mu jiite dëgg la Sénégal soxla. boo bëggee dëgg mooy ñooñu fii dëkk ay dex la woon dex du gent. mënuñu ko tàqale ak ndox Sénégal amul doole jooju amul force boobu liñ ci dugal ci xaalis buñ ko ci dugalaati dëkk bi biime loolu kenn du ko seetaan. te ñoom sax xam nañu ko nag. Ndakaaru presqu'île la. fi mu nekk bari nay dex ak i sayaan. dañu ko dëkkee ba géej gi amul fu mu noyyee dex yi amatuñu fu ñu noyyee. dex yi moo dem ba jandeer moo continué dem. du Kër Massar kese ci kanam tuuti Tivaouane Peulh gi ngay wax Mbambilor gi ngay wax. dëkk yi ne ginnaaw Mbambilor ay jandeer. ñoom ñëpp daañu jël seen wàll boo awee yoonu jandeer aw bayax génn bayax jëm njar. tuuti da ngay gis ay yoonu njeexeetalu sayaan yu fa jaaroon. yooyu bu taw bi ñëwee dafay remplir parce que yëpp ci dënn suufu Ndakaaru la bokk. am na gox yoo xam ni dëkkaa bulul. te nit ñi ku dëkk fudul Dakar pour yow dëkkoo. te gox yooyu yëpp ci Ndakaaru la bokk mais amuñu malheureusement état boo xam ni. dina oser pour génne xaalis. déplacer ay nit loger leen foo xam ni façon bu légal lay nekk loger leen foo xam ni ay promoteur fictif triant duñu fa ñëw pour nax leen génne leen pour mën bëgg a nangu suuf si génne leen dugal leen ci ay dëkkuwaay yoo xam ne duñ ko jox ay promoteurs yi détourné na xaalis bi mais bul fàtte ni inondation aussi banque la inondation Dakar banque la banque boo xam ni dalay lebal te doo ko delloo doo ko remboursé banque bi gën a neex la chaque année na la nguur gi évaluer xaalis bi muy dugal ci inondation fan la koy dugal da koy sotti ci ndox mi. koppar bu bari. da koy sotti ci ndox mi déedéet. da koy suul ci suuf si déedéet ñan la koy jox Mouhamed Diop entrepreneur la soumissionné nañu appel d'offre parce que du nekk sa appel d'offre parce que urgence la. nga daal di ñëw am naa 100 groupes électrogènes yoo xam ne ñuy ngacc ndox mi. xaw ma pompe yoo xam ne ñuy ngacc ndox mi. nga ne am nga ko même boo ko justifié wul gars yi nu xëy na ñi la koy jox lañ nga ñëw gagné marché bi soo ko uti ay machine indi. mën nañ la demander 50 nga indi 30 nguur gi dem fa defaat visite di bàkkoo machine yi tàkk di ngacc ndox mi boo ko ngaccee fan la koy tuur fa mu ko jëlee woon la koy delloowaat. ndax yooyu nag ñooñu di dund ci inondation bi. ci marché yaa ma neex ya gaayinoo yi. moo tax inondation banque la. du mos a jóge Dakar xam nañu solution amul mais duñu nangu ni solution amul. parce que am na ñoo xam ci inondation la ñuy dundee. ci la ñuy tabaxee étage. ci la ñuy feesale seen biir ci la ñuy yore seen njaboot malheureusement. Sénégal bi nekk ci biir moom toujours di nekk victime di kaas ñuy journalistes yi aussi ñuy kaas wax bi bëgg a dee fii ak population du mujj fenn parce que ñi bëgg indi solution. ñi mën a indi solution bëgg ñoo indi solution. dañu ciy lekk. dañ ciy lekk mi ngi noonu ñu wax ci leneen Hadj Mansour wax nag ci waajtaayug ajuk Makka gi en tout cas fii ci même réew du Sénégal ñun tey sunu ndaw xëy na dem wutali ji ni ngi tey ci suba ca commission